waaw salaamaaleykum wa rahmatullah gaay maa ngi ziyaare ñëpp dina wàcc seen wàccuwaay bu baax a baax man la bëgg bàyyi bañkat waaw ñëw rek di def benn live bu ndaw rek pour am ci lu ma waxtaan waaw comme dañoo jugee ko ci korité maa ngi baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak di wax ne yàlla nañu yàlla may gudd fan ak wér-gi-yaram bañ fekkee ay déwéni yu bari yoo xam ne dañ koy tal te fekkee ko yàlla dimbale Sénégal may Sénégal jàmm yàlla jàmmal Sénégal képp ku bëggul jàmm ngir Sénégal yàlla na la yàlla seppi ci biir Sénégal sànni la ca xaj Sénégal am jàmm waaw live bi may ñëw nag tey di live dafa am ci lu ma bëgg a waxtaan parce que gis ngeen li xew temps yëpp yéen ñëpp a ci teg seen bët kenn umpale wu ko mooy bëgg bàyyi def na déclaration bàyyi na Pastef dénoncé li tax mu bàyyi Pastef gis ngeen depuis boobu ba léegi robelu Sonko yi ñu ngi may songu gauche di ma songu droite di ma attaqué di jël wax ju ñaaw ju nekk di ko teg sama der bi di ma montel ay prix di ma defal lu nekk daal loo xalaat ci lu ñaaw dem nañ sax ba jëli Soyibu mooy CGB mooy waaju nekk wal fajiri xam nga pour mu attaqué ma xam nga pour ñu am lu leen neex wala ñu am ndam garaawul amul benn problème bala maa commencé waxtaan ji nag damay sant xalifa bi nga xam ne mooy xalifa bu Touba bi mooy xalifa général bu Touba dañ koy sant yàlla di ko ñaanal yàlla bu baax a baax lu tax ñu koy sant di ko ñaanal parce que moom comprendre na li xew ba Ousmane Sonko ba mu fa demee xalifa bi teg na ko devant Sénégal yëpp di dégg lim ko wax ñëpp dégg nañ ko moom Ousmane Sonko li ko xalifa bi wax ñëpp dégg nañ ko defe naa waaw ñoom nag ñu ngi génn nee nañ xalifa bi ñëpp la doon waxal ñoom loolu la ñu wax quoi ñoom xam nga ñoom ay manipulateur lañ dañuy manipuler nee nañ xalifa bi ñëpp la doon waxal waxut ak Ousmane Sonko waaw dañ leen waxante dëgg te yàlla tax est-ce que naa fekk baax na yéen xalifa bi Ousmane Sonko moo toog ci ronam Macky Sall toogul ci ron xalifa bi Madické Niang toogul ci ron xalifa bi Idriss Seck toogul ci ron xalifa bi amul kenn ku toog ci ron xalifa bi lu dul Ousmane Sonko moo toog ci ron xalifa bi di ko jox ay conseillers di ko yedd ngir bakkanu doomu Sénégal yi nga xam ne rey nañ leen jamono ji passé ngeen ne waxut ak Ousmane Sonko kan la doon xalifa bi di wax mais man bëgg bàyyi damay sant yàlla parce que li ma loon dénoncé moom la xalifa bi wax li ma loon dénoncé moom la xalifa bi wax directement te déglu leen tamit xalifa Medina Baye bi xutba bi nga xam ne moom la def ci korité gi ci loolu la def xutba muy xale yi nga xam ne manipulé nañ leen ba génnee leen ci mbedd bi ñi rey leen moom ci loolu la wax moom xalifa Medina Baye bi imaamu grande mosquée bi maanaam daal mun naa la tënkal na leen xutba bi am ci korité gi lépp ñoom la ñeel ñoom ñi nga xam ne ñoom manipuler jeunesse bi ba génnee leen ci mbedd mi ba rey leen ñoom ñëpp ci loolu la ñu wax parce que gis ngeen bakkat dafa foor doomu sénégalais yi mérito wuñ ñi leen di rey ci ay reyum ganaar ñoom seen doom yi duñ dee ci mbir mi ñi sës si ñoom seen doom yi sax duñ dee ci mbir mi xalifa Touba bi nag gis naa robelu Ousmane Sonko yi ñu ngi koy saaga di ko wax lu nekk def nañ ci ay live instant yi ñu ngi attaqué xalifa bi di ko saaga di ko wax lu nekk ngir dëgg ji mu wax Ousmane Sonko moo tax ngeen di saaga xalifa bi ngir loolu yéen robeelu Ousmane Sonko yi waaye li mu wax Ousmane Sonko dëgg la de du ngeen ko nangu waaye dëgg ju wér la ko wax mais amul problème lu tëw a xamul lu nekk rek daa yàggul lépp dana leer incha allah ci kàttanu yàlla man damaa génn di dénoncer loolu ngeen may saaga di dal sama kaw di ma wax lu nekk te li ma dénoncé noonu moom la xalifa yëpp def xutba ci korité gii kon damay sant yàlla man bëgg bàyyi kon li ma wax lu am la te li ma wax dëgg la kon damay sant yàlla ci loolu noonu
combat bii nag maa ngi ciy woo bépp jeune sénégalais boo xam ne ak foo mënti nekk man Bëgg Baye maa ngi lay woo ci combat bi pour ñu sensibiliser ndaw ñi pour delloo si leen parce que dañ leen manipuler dox seen biir xel yi bëgg a jël seen bakkan yi ngir intérêt benn nit bi nga xam ne mu ngi tudd Ousmane Sonko ngir intérêt am kese moo tax mu bëgg a rey doomu sénégalais yi moom leen di woo ci combat bi képp ku gëm Sénégal nag laa wax te bëgg Sénégal te Sénégal tax laa jóg te doomu sénégalais bu dee war la mitti war la naqadi comme sa rakk bu dee wala sa mbokk bu dee maa ngi lay woo ci xeex bii pour ñu dénoncer gars yi parce que ay manipulation la ñuy def rey jeunesse bi moo leen tax a jóg pour pouvoir pour nguur man maa ko wax man Bëgg Baye di assumer li may wax yéen robelu Sonko yi nag continuer leen di saaga continuer leen di ma poseel continuer leen dagg parce que ay robel ngeen loolu lañ man ay robel ngeen esprit robel ngeen yore loolu mooy seen mission parce que ci laa newoon man ci robel yooyu laa bokkoon mais dama démissionné ci robel yi bàyyi parce que amulul njëriñ sama réew kun danaa taxaw dénoncé ko li ma leen di wax nag du ngeen ci tontu li ma leen di wax du ngeen ci tontu parce que ci lan ngeen di tontu mooy yéen di ma poseel naan moo fi waxoon lii démb moo fi waxaat lii yéen ci yooyu ngeen nekk mais gis ngeen nit ki sunu guy ga bu leen na Dakar ga wax leen ci guy ga ma leen di wax nee naa leen yéen parti Pastef leeru dafa lëndëm li nekk ci biir tegalu leen ko Sénégalais yi li nekk ci biir waxul leen ko Sénégalais yi da ngeen di manipuler Sénégalais yi pour jël pouvoir bi te bis bu ngeen jëlee pouvoir bi dana métti trop ci Sénégalais yi parce que fi mu ne nii rek jëlagu leen pouvoir bi mais instant bii nii Sénégalais yi mënatuñoo nokki mënatuñoo wax ku wax ngeen saaga ndeyam ku wax ngeen taal këram ku wax ngeen indil ko lépp loo xam ne ay tuuma la ak ay sos waaye garaawul danañ leen dénoncer kon maa ngi woo bépp doomu Sénégalais bu gëm Sénégal gëm sa bopp gëm réew maa ngi lay woo li may wax nag xoolal amul lu ma ciy tiit amul lu ma ciy ragal da ngeen maa déclaré guerre nañ leen guerre mu nekk guerre boo xam ne guerre bu neex lay nekk Sohibou danaa am lu ma wax ci moom ak yar ak teggin nee naa la man dootuma dépassé doomu aadama dootuma wax nit lu ñaaw parce que génn naa ci kuréel boobu lépp lu may wax dama koy teg ci yar ak teggin Sohibou bu saay bee xaw ma Sohibou bu CCB Sohibou génn nga tuumaal ma takkal ma daal sama kaw attaqué ma yow Sohibou bu wal fajiri nga ne Bëgg Baye daloon ñaan xaalis mayuñ ko xaalis mu génn mer dénoncé kër affaire yooyu noonu Sohibou nit day ragal yàlla doomu adama day ragal yàlla bàmmeel day am dee day am gis nga su fekkee da ngay def benn émission ci nit da nga war a woo kooku nga laaj ko lan moo tax nga def lii lan moo tax nga def lii ma wax la sama version nga déglu version rebelle Ousmane Sonko yi su ko defee nga mën a génn nga taxaw wax mais benn version nga jël traité ma ci lu la neex yow Sohibou wax ma ci lu la neex te vidéo boobu nga teg wal fajiri nga ne dama loon ñaan xaalis vidéo boobu daaw la woon ñu bëri seetaan nañ ko ci réseaux sociaux yi mooy sama place bi nga xam ne dafa yàqu woon ma ci loon ñaan pour am lu ma loon mottali man maa def vidéo boobu nga indi vidéo bi nga ne xoolal da loon ñaan ni gis nga doomu aadama da ngay ragal yàlla nga xam ne dee day am Sohibou dara jarul ci àdduna ngay fen toog sa télé wala sa rajo di wax lu dul dëgg maa la gën a réew gën laa xamadi li ma la sañ a wax sañoo ma koo wax waaye damaa tuub parce que damaa génn ci robee li léegi damaa nekk jullit sañatuma di wax loo xam ne waruma koo wax parce que ay kilifa ñoo may déglu ay responsabilité moo may déglu responsabilité la ci lii may wax moo tax may dénoncé la am ci biir Pastef parce que sama responsabilité ëllëg ndax samay doomu réew lañ manipuler bañ topp Ousmane Sonko mel ne ay dof ba di ci joxe seen bakkan te loolu ñuy joxe seen bakkan lépp ay fen la ak ay sos loolu lay dénoncé te Sohibou man mos naa la attaqué man Bëgg Baye mos naa la attaqué Sohibou xam nga lan moo tax ma attaqué woon la parce que da ngaa attaqué woon Ousmane Sonko Sohibou da ngaa attaqué woon Ousmane Sonko lan moo tax nga attaqué woon Ousmane Sonko Sohibou kanaa xamoon ne li ma dénoncé nii moom nga dénoncé woon waa robelu Ousmane Sonko yi songo la saaga la ndey dal sa kaw yow Sohibou demal voir Sohibou delluwaatal ci sa 2019 Sohibou dellul 2019 nga dem ci sa vidéo yu yàgg yi yow songoon nga fi Ousmane Sonko yow Sohibou te ba nga ko songee lan nga waxoon na Ousmane Sonko dafa am ñu nekk ci ginnaawam
loolu nga fi dénoncé woon am ñu nekk ci biir Pastef ñoo xam ne dañoo infiltré pour di saaga mag ñi di dal ci kaw kilifa diine yi yaa ko fi dénoncé woon man ma dal sa kaw parce que jàppoon naa ne loolu nga doon wax du dëgg parce que dañu manipuler woon sama xel bi tey jii nii man Sohaibou ma dem ba xam loolu ci biir ma génn Pastef dénoncé ko nga taxaw yow Sohaibou di ma attaqué moo tax ma ne la naa féq nga yow Sohaibou bu Walfadjri naa féq nga ay manipulateur ngeen ay manipulation ngeen di def guddi ak bëccëg ay fenkat ngeen yéen nag Walfadjri da ngeen a perte seen route da ngeen a perte seen yoon xam nga lan moo tax ma ne Walfadjri dafa perte yoonam perte route am nañ leen waxante dëgg te yàlla tax ndeysaan Sidy Lamine Niass keroog ba mu fi jógee ko la Walfadjri daal parce que mbalit buñ jot jël la di la defloo émission Walfadjri dañuy for ay nit ci mbedd mi xam ngeen ne Sa Ndiogou ban xam-xam la am ba war a toog di def émission naan day wax ak sénégalais koo xam ne ab comédien la woon Sohaibou ban xam-xam la am ba war a toog ci Walfadjri bi naan day wax ak sénégalais yi xam nga moo lay xamal ne Walfadjri dafa dellu ginnaaw parce que luy Olof Njaay naan ku tukki ñi reer sa ginnaaw parce que suñ demee ba ay Sohaibou ak ay Sa Ndiogou toog ci ab télé naan dañuy def émission xam ngeen ne Sénégal fan la jëm ngeen waxante dëgg te yàlla tax Sa Ndiogou Sa Noxo la loon toppandoor xam ngeen Sa Noxo moom la loon Sa Ndiogou di toppandoor ñi jël ko def ko ci télé bi muy def affaire de comédien léegi nee na journaliste la moom Sa Ndiogou nee na léegi animateur la maanaam léegi lépp lu borom xam-xam yi jàng ba am seen i diplôme léegi Sa Ndiogou nee na loolu lay def te jàngu ko fenn Sohaibou jàngu ko fenn mais xam ngeen ñaata junnee Sénégalais ñoo jàng ba am diplôme journaliste am maîtrise wax ak Sénégalais yi pour jëriñ leen ñi bàyyi leen ci mbedd bi ñuy taxawaalu ngeen war leen jël teg leen ci seen télé bi ñuy jëriñ Sénégal léegi ngeen di for ay mbalitu nit di teg si bi naan leen ay wax leen ak Sénégalais yi kun yéen ci manipulation yi ngeen bokk ci manipulateurs yu bon yi ngeen bokk danañ leen ko xamal danañ ko leeralal Sénégalais yi parce que xam nga lan moo tax ma wax loolu am na benn journaliste bu ñuy wax Pape Ndiaye ci Walfadjri la nekk Pape Ndiaye moomu temps yëpp gisoon ngeen ko fi muy attaqué Macky Sall di attaqué justice yi di attaqué police di attaqué lu nekk lan moo taxoon Pape Ndiaye di ko def laa leen di leeralal pour mu dugg seen biir nopp yi moo lay xamal ne yéen doomu Sénégal yi jot na pour ngeen yeewu parce que gars yi dañuy manipuler amul kenn ku ci Sénégal ñor amul kenn ku Sénégal tax a jug ci li muy wax manipuler askan wi dañuy def lu ne weng war a assumer li ñuy def ba pare di manipuler askan wi pour gëmloo leen loo xam ne amul tegu ci yoon gis ngeen Pape Ndiaye dafa am problème ak ñaari soxna yoo xam ne ñoo ko porte plainte moom Pape Ndiaye parce que dafa leen dóor lekk seen xaalis ba ko soxna yi porto plainte ba mu xam ne moom Pape Ndiaye dafa war a dem ci yoon si la commencé nag di attaquer régime bi si la commencé di attaquer ñi nga xam ne nii warul leen attaquer di manipuler nit ñi pour gars yi naan ah waaw Pape Ndiaye mii li muy wax garaaw na de kii mbaa duñ ko jël si fekk moom dañ ko war a jël si loolu la xam moo tax muy waxee nu mu loon waxee noonu ñun xam nañ bu baax nu mu demee ay manipulation ngeen te danañ leen démasquer pour leeralal doomu sénégalais yi ñu bañ di dox ci erreur Pape Ndiaye bañ ko porto plainte mu war a wuy ji yoon c'est la commencé di attaquer ku ko neex di wax ay wax yoo xam ne soo koy dégg yow da ngay tiit léegi bés bu ñu ne ko kërtim jàpp ko léegi yow nga ne waa xamoon naa danañ ko jàpp xamoon naa Macky dana ko jàpp parce que li muy wax nii di wax nii moo tax yii ki li mu doon wax dafa garaaw xamoon naa ne Macky dana ko jàpp fekk moom xamoon na ne dañ ko war a jël si parce que porte nañ ko plainte dëgg moo neex yàlla Pape Ndiaye problème am bi yoonu Macky Sall nekku ci yoonu benn juge nekku ci yoonu benn sénégalais nekku ci Pape Ndiaye dafa triande ay nit dafa triande ab sénégalais jël 1 million am jël 500 jël 1 million na ko mun naa génnee sa frère yow Pape Ndiaye yow da ngay juge bay tijji nit ci kaso gars yi maa ngi jégul Pape Ndiaye yow da ngay juge wala da ngay procureur bay jël nit di ko tijji si kaso bay encaisser nit loolu la Pape Ndiaye jotee ak justice ab sénégalais ko porte plainte léegi ku ci nekk yaa ngi doxal say manipuler naan Pape Ndiaye Macky Sall la ko tëj Pape Ndiaye non c'est que waaw Imam Ndaw bi mu invité wax ko lii laaj ko lii wax ko lii loolu tax ñu tëj ko ragal leen yàlla parce que jamono jii nii lépp dana leer incha allah parce que manipulation yi dootul jàll réew duñ ko wut ci ay tappale réew duñ ko wut ci ay fen ak ay kàcc ak nax nit ñi loolu du jàll loolu nag laa ñëwoon di ko wax ci Sohaibou ak Walfadjri gi nga xam ne nii mbalit buñ for rek teg ci seen plateau bi muy wax lu ñor ak lu ñorul amu leen xam-xam jëlu leen nit ñu am xam-xam teg leen seen télé yi moo tax da ngeen di des gannaaw rek ngeen di féetee ba abadan
gannaaw rek ngeen di féete man maa leen ko wax man bëgg bàyyi parce que ay kàcc kat ngeen ay fen kat ngeen waxu leen dëgg. leneen li may ñëw nag mooy ci manipulation yi nga xam ne moom la Ousmane Sonko di def ak robeelam yi Ousmane Sonko ak ay robeelam mooy ci manipulation yi ñuy def xam nga problème mu Adji Sarr bi manipulation yi ci nekk dafa bari ci laa bëgg a am lu ma leeral tuuti pour ngeen bàyyi ci xel parce que léeg-léeg nga gis ay ustaasu Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko am na ay ustaasam man am na ay ustaasam yu may woo sax ay ustaasu Ousmane Sonko yoo xam ne dañ may woo naan ma di ma jéem a waar di ma jéem a haddis ma leen di wax na leen haddis leen ki demoon ca salon ba ci mbaaru caga ya man bu leen ma haddis bu leen ma waar su ngeen demee ba am lu ngeen di waar wala ku ngeen war a haddis Ousmane Sonko mu demoon ci mbaaru caga ya moom ngeen war a haddis wala ngeen waar ko mais man amul lenn lu ngeen ma war a waar affaire boobu nag dañ ciy def jàngat boo xam ne muy problème mu Adji Sarr ak Ousmane Sonko parce que daan nañ ci wax mais liñ doon ci wax xamuñ ci dara mbir maa ngi soog a leer ci suñu bopp yi ñu war ci leeral loo xam ne ni pour yenn Sénégal yi bàyyi ci xel parce que jaratul nga ciy joxe sa bakkan parce que mbir ma la ca nekk la ca biir soo ko xamee yow dëgg-dëgg yow sénégalais bi kun du jarati yow Ousmane Sonko di tax nga génn di jaay sa bakkan ci loolu. nga problème mu Adji Sarr dafa am ay manipulation yu doy waar yu ci Ousmane Sonko def ngeen war ci bàyyi xel lu tax ma wax leen loolu Ousmane Sonko ci jëmmi boppam Ousmane Sonko laa ci jëmmi boppam Ousmane Sonko problème Adji Sarr ba mu amee poste bi Ousmane Sonko njëkk a def ci internet bi daf ne demu fa laaleewu fa xamu fa moom la njëkk a def ci miiram moom Ousmane Sonko ay nit woo ko ci suuf na ko Ousmane Sonko dellul ginnaaw parce que état bi gars yi am nañ ay preuve parce que patron Adji Sarr nee na ñëw nga fa xam na la te gars yi am nañ ay écoutes yu ñu déglu yoo xam ne xam nañ ne yow la mu dindiwaat poste bi moom Ousmane Sonko ñu dajjiwaat poste bi mu def déclaration ba mu defee déclaration na moom dem na fa moom Ousmane Sonko dama leen expliquer rek cas bi ni mu demee moom Ousmane Sonko mu ne dem na fa maanaam dem na ci mbaaru caga ba soo leen déggee nag ma ne mbaaru caga ñin wolof lañ salle de massage mooy mbaaru caga ci olof quoi yéen ñi déggul olof parce que bëri na Sénégal yu bëri yoo xam ne ñu ngi leen salle de massage xamuñ lii salle de massage mais salle de massage mooy mbaaru caga ya nag bu Ousmane Sonko taxawee na dem na ci mbaaru caga ya boobu ngeen waroon a xam ne kii jubul waaye dañuy manipuler man ci lañ ma manipuler woon ba ma jàpp ne dëgg la li muy wax mooy dëgg te pere woon naa pour joxe ci sama bakkan te su ma ci joxe woon sama bakkan ci erreur laay joxe sama bakkan Ousmane Sonko ba mu demee ci mbaaru caga ya ma bëgg leen xamal li am ci biir salon massage yi salon massage soo yegsee def nañ ci enquête lépp xam li am ci salon massage yi salon massage soo yegsee ci buntu bi ngay taxaw na salaamaaleykum ñu ubbil la ñu ne la massage body am na massage jacuzzi am na massage américain am na massage yooyu yëpp am na mais Ousmane Sonko ban la jëloon dañ koy wax pour mu leer yéen ñu bëri ngeen xam ko Ousmane Sonko ñu ne jacuzzi la jëloon mooy massage boo xam ne dañ lay sóob ci ndox mu tàng dañ lay futti ba nga set ñu sóob la ci ndox mu tàng bi ba nga gajaf ba sa yaram gajaf ñu seppi la tëral la ci kaw lal bi di la dàmp di nabbee sa bagage yi di nabbee sa lépp mais yéen oustaz yi nañ leen waxante dëgg te yàlla tax doomu aadama bu am ñaari jabar la Ousmane Sonko am ñaari jabar la am bàyyi ñaari jabaram guddi bàyyi ñaari jabaram guddi ñaari jabaram la bàyyi këram guddi heure de couvre-feu moom Ousmane Sonko heure de couvre-feu guddi Ousmane Sonko fépp fu ngeen ko gis day ànd ak ay gardien day ànd ak ñaari ponkal yu koy garder jour boobu dafa nëbbatu ay jabaram nëbbatu ay gardien am ba pare xuus heure de couvre-feu di tefes si lëndëm gi kook jub na loolu ku jub dana ko def ay jabaram yëguñ ay gardien am yëguñ ay militant am yëguñ muy tefesu si lëndëm gi ba na cerax ci biir mbaaru caga yi loolu ku jub dana ko def su naroon jub day ànd ak ñaari garde corps am ñu fekkee lépp nekk témoin am mais Ousmane Sonko amul témoin parce que kenn fekkee wu ko ku ñàkk jubadi moo tax mu def loolu xaj na nag am na ñu ne li ko Adji Sarr ñamal moo neex te Olof Njaay nee na ñam naa ko neex na bàyyi naa ko amul fenn ñam naa ko neex na damay demaat loolu moo am
léegi moom Ousmane Sonko nee na digg ginnaawam gi nii moom ci li mu wax moom Ousmane Sonko nee na digg ginnaawam gi laloon dampul maanaam digg ginnaawam gi parce que feebar boo xam ne la moom Ousmane Sonko nee na daf ko yàgg a dal ay yaayam dañ ko laan utal degré su gaynde di ko damp yaayam yi ay yaayam quoi dañ na ko damp ak tamit ñoo xam ne bokkoon nag ñoom ay université ñoom it daan nañ ko dimbale di ko damp waa léegi waa université ñi nga bokkal néeg ñi mën la dampal sa lii ba mu normal ak sa yaay mën la dampal sa lii ba mu normal say jabar mënuñ la koo dampal ba mu normal gars yi yeewu leen waaye manipulation yi nag dafa doy sa yaay mën la damp ba sa gannaaw gi normal waa université ñi nga bokkoroon classe mën la dampal ba sa ginnaaw gi normal léegi yow Ousmane Sonko sa ñaari jabar 4 mai ñeent loxo mënuñ laa damp ba sa gannaaw gi normal Ousmane Sonko damp lu ji woowoon de da ngaa namp lu ji woon dampoo de da ngaa namp da ngaa nampi namp ak damp bokkut xam naa gars yi la déggul nga dem fu déggu ba set ñu tëral la ñu sóob la ci ndox mu tàng bi ba sa yaram nugg ñu seppi la tëral la nga am bànneex bégee ba sa xol bi sedd nga kontaan génn manipuler Sénégalais yi ñu taal ay Auchan taal ay station rey seen bopp am ñu ci ñàkk seen bakkan mais xool leen tey ñan ñoo ci dee ak ñan ñoo ci ñàkk ci daanu benn nit dañ leen waxante dëgg te yàlla tax gars yi dañuy manipuler ci xelu nit ñi gars yi dañuy dox ci xelu nit ñi gi nga suñ doxee sa xel ba bàyyi la doo mën a comprendre fi dëgg féetee mais su fekkee dëgg rek moo tax nit di wax te yàlla rek tax war ngeen xam ne Ousmane Sonko su demee ci mbaaru caga yi gis ngeen mbaaru sàngara maanaam baar bi jaay sàngara soo fa duggee amul kenn ku war a mën a taxaw di la setal wala di la défendre parce que yaa dem ci baar bi te yàlla nee na ki ne ci baar bi ak kiy jaay sàngara ak ñi fa taxaw ñëpp ñoo bokk benn atte kun yow mi dem ci mbaaru caga bi ak caga ya fa nekk ak yow mi fa dem yéen ñëpp a bokk benn atte nañ leen waxante dëgg te yàlla tax su fa demu toon Sonko su fa demu toon ndi ko liñ koy tuumaal duñ ko tuumaal su ne woon dew ma fa ñu am preuve ju leer demu fa mën nañ ko défendre ba mu dee mais képp ku koy défendre yaa ngi koy défendre ci erreur Ousmane Sonko jubut moo tooñ man ko jub laa ko jàppee woon parce que ba may nekk ci moom manipuler nañ ma ba ma jàpp ne moom ab xut bu zamaan la man Ousmane Sonko kanaa mu ne xut bu zamaan laa ko jàppee woon ab yonantu laa ko jàppee woon ndeke moo gën a dëng mun tay ga moo gën a mun tay ga xam ngeen mun tay ga Ousmane Sonko moo gën a dëgg waaye li ma ci gën a naqadi nag mooy daa bànneexu ba pare rey ci ay doomu sénégalais manipuler leen ñu génn ci mbedd mi booyee ñi rey leen te loolu danañ continuer di ci def ay live di sensibiliser jeunes yi foog ñu delloo si leen parce que ñu bëri dañoo réer su ngeen gisee may def live yi damay delloo ci sama jeunesse bi damay delloo ci sama population parce que bëggatuma ñu dee ci ay mbir yoo xam ne ay mbir yu ñàkk fayda la parce que seen doom yi duñ ci dee manifestation yi lu mu rëy doomu sénégalais bi yoroon magasin moo ci yàqule ak doomu sénégalais bi nga xam ne dañ koo manipuler mu génn ci mbedd mi ñu rey ko ci ñoom rek ci perte njabootu Macky Sall kenn deewu ci njabootu njabootu Ousmane Sonko kenn deewu ci ñoom ñëpp ñu ngi ci ñoom ñi ngay lekk seen ginaar tey seen tabaski seen korité démb dañoo toog lekk seen i ginaar naan seen i njaru soow léegi ñi nga xam ne parents yi nga xam ne rey nañ seen doom yi ci manifestation ñu waroon a korité ak seen i doom ñooñu tey jii nii ndeysaan perte nañ ban njëriñ la leen amal ñu rey seen doom yi ci ngelaw noonu ngir lan ngir intérêt ay politiciens yuy xëccoo kii moom maa laal laalu ma maa dóor maa ëmbalu ma lu ci si yoonu sénégalais ba ngeen leen di rey parents yooyu suñu imaginer loolu dañuy am lu leen naqadi ci àdduna kun loolu laay wax yow population sénégalais bi loolu laa lay ñaax na la bu mu la jaralati ngay génn ci mbedd mi di taal ay puno wala ngay rey sa bopp parce que du xeexum réew loolu du xeexal sa réew loolu xeexal benn nit boo xam ne la moo dem topp bànneexu bakkanam jël bakkanam bi def ko imam mu jiite ko ca fa mu neex ba mu dugg ci biir mbaaru caga yi nga taxaw di ko défendre na ngeen waxante dëgg te yàlla tax dañuy manipuler gars yi ñoo gis ngeen Ousmane Sonko manipulation la jàng dafa def formation manipulation loolu mooy liggéeyam daf ci am ay diplôme ma xamal leen ko nag parce que def nañ ci gëstu yu leer Ousmane Sonko maîtrise bi gën a mag mooy manipulation maanaam daf ko jàng ba am ci xam-xam bu yaatoo moom Sonko ko ma bàyyi loon ci xel li may daanalee nag mooy Ousmane Tounkara mooy suñu frère boobu nga xam ne mu ngi Amérique
daan wax ci réseau yi bañ jiñ ko fi terroriste ba jàpp ko may am lu ma ciy wax ngeen moytu manipulation parce que am na manipulation yu bari yu ci am ci problème Ousmane Tounkara boobu mais dama koy ñaanal yàlla rek ñi bàyyi ko mu ñibbi këram. maa ngi gis nag ñu bëri ñu ngi ci internet bi naan Ousmane Tounkara ndam la libéré nañ ko Ousmane Tounkara libéré wuñ ko ci ñi may dégg ñi mën a comprendre Ousmane Tounkara mu ngi ci kaso gi ba léegi yéen ñi may dégg ñoom nee nañ Ousmane Tounkara libéré nañ ko nañ génnee Ousmane Tounkara nañ génnee photo Ousmane Tounkara nañ ko dem seeti këram ndax dañ ko fi fekk Ousmane Tounkara ngi ci kaso gi ba léegi dañuy manipuler nee naa la ñoo dàq manipuler ci àdduna yéen xamu leen ñii sax man dama nekkoon ci biir laa nekkoon xam manipulation yi nekk ci biir parce que alxuraani karim ñoo dàq manipuler ci àdduna muy robeelu Sonko yi ak Sonko boy si ñoo dàq manipuler ci àdduna Ousmane Tounkara ci kaso bi bàyyeeguñ ko libéré guñ ko duñ ko wax de nee nañ ñoom am nañ ndam libéré nañ ko am nañ ndam Ousmane Tounkara yow magam jëmm nga man conseil bi ma lay jox magam jëmm nga yor nga ay njaboot yaa ngi toogoon sa liggéey bu am solo daan liggéey di daan sa doole yow grand frère en tant que grand frère Ousmane Tounkara soo génnee te yàlla nga génn ba ñibbi sa kër soo génnee nga jéem a xolaat sa bopp jéem a xolaat say kaddu jéem a xam fi ngay dëgg sa tànk Ousmane Tounkara dara jarul ci àdduna ñii taal suñu réew mi dara jarul ci àdduna ñii rey jeunesse bi dara jarul ci àdduna ngir intérêt benn nit bi ñuy wax Ousmane Sonko am nga ay njaboot Ousmane Tounkara te say njaboot buggoo ñu rey leen ci tali bi say njaboot buggoo leen wàccee ci tali bi ñuy taal di toj say njaboot yaa ngi leen yar bu rafet éduquer leen dugal leen sa kër di leen jàngal ci jàngo américain yoo xam ne pour ñu am xam-xam ëllëg buggoo ñu dee kun yu live yooyu nga laan def man bëgg bàyyi dama lay ñaan yow Ousmane Tounkara nga rocceeku ci ba set wecc génn ci nga xam ne loolu taxut Sénégal changé kaay leen toj kaay leen taal kaay leen boyal dëkk bi taxut Sénégal changé manipulation amul njëriñ parce que lu dul dëgg du yàgg te danañ leen démasqué ba ñi àdduna bi yëpp xam ne ci ay manipulation ngeen di dox wóor na rasulullaay kon Ousmane Tounkara soo génnee ngir yàlla wa rasuli nga xoolaat ñi ngay àndal xoolaat sa taxawaay xoolaat booy yi nga xam ne ñu topp sa ginnaaw di la jey parce que ñoom jayaate rek lañ man maa ngi nii ba ma nekkee ci seen biir di xeex di leen défendre non yaa fi mën yow kañ patriote nga yow kañ non suñu amoon ñaar yu mel ni yow wala ñeent yu mel ni yow Sénégal non Sénégal day changé bëgg bàyyi non yaay champion non yaay guerrier te soo ma wéddee demal ci commentaire yi 1 mois passé rek dem leen ci sama commentaire yu njëkk yi ñoom nee nañ samay vaar la ñuy génnee ñoom seen commentaire yi nañ ko génnee def ko muy vaar seen commentaire yu njëkk yi ak seen commentaire yu léegi nañ génnee ñaar yëpp posté ko ci internet bi nga xool kon ñoom dañ ma doon tagg démb tey jii nii ñoom may saaga tey kon ki nga doon tagg démb di ko saaga tey ba pare nga naan da ngay génnee vaaram naan li mu doon wax démb ak li mu doon wax tey kon yow li nga doon commentaire démb ak li nga doon commentaire tey demal nga xool ko nga xool yow demal nga xool ko parce que li may wax moo la arrangé wul bu njëkk dama doon wax li la arrangé kon yow gëmoo Sénégal parce que soo gëmoon Sénégal soo gisee dëgg da ngay taxaw nga défendre ko soo gëmoon Sénégal soo gisee lu war a taal Sénégal ak ñu war a rey doomu Sénégalais yi da nga taxaw nga défendre ko man tey su ma gisee ab sénégalais buy dox ci yoon ab pont nekk ci yoon bi ma man ko wax na ko moytul pont bi parce que yaa ngi dox ci yoon bi soo yeggee ba fële soo amul sens da nga dëgg pont bi ma sauvé ko balaa dëgg pont bi moo gën ma bàyyi ko ba mu dëgg pont bi ma taxaw fa naan pourtant gisoon naa ko de du ma def loolu man damay wax ak doomu sénégalais yi pour ñu xam ne Pastef leerul nekkul parti boo xam ne parti bu jug la pour dimbale Sénégal yi parti bu jug pour taal Sénégal la kun yow doomu Sénégal bi dama lay wax moytul bala ngaa yegg ci tàkk-tàkk boobu parce que kun boobaa rëccu day wees man maa ko wax traité leen lu leen neex saaga leen lu leen neex mënu leen tëj suñu làmmeñ yi moomu leen ñu su fekkee ay montage ay photo dàqu leen ma ko parce que seen biir laa ne woon yéen a ma jàngal sax ni ñuy monté photo yéen a ma ko jàngal ni ñuy jëlee nit defal ko rosa defal ko prig ak montage bu leen neex yéen a ma ko jàngal ci yéen laa ko mokkalee kon su ngeen ma montalee man du ma saf su ngeen ma montalee du ma saf dàqu leen ma monté dàqu leen ma coupé collé dagg vidéo monté dem vaar ak yooyu yëpp dàqu leen ma ko parce que xamante nañ ñoo bokkoon luñ doon xeex man dama génn ci rebelle yi nekkatuma ci rebelle yi
léegi yéen ñi des si robeel yi nag su ma leen di dénoncé du leen neex te danaa leen dénoncé de barke rasulullahi danaa leen dénoncé ba àdduna bi yëpp xam ne yéen a gën a yées si Sénégal yéen a gën a bon ci Sénégal yéen ku leen topp ngeen taal réew mi rek mooy seen yitte taal réew mi rek moo leen tax a jóg man la bëgg bàyyi bañkat danañ continuer nag di xeex di continuer di sensibiliser jeunes yi di wax ne bépp jeune boo xam ne bëgg nga Sénégal te nga gëm Sénégal maa ngi lay woo ci combat bii pour ñu taxaw pour sensibiliser suñu jeunes yi parce que rey jeunes yi moo leen tax a jóg pour jël pouvoir loolu lañ bëgg taal Sénégal te gis ngeen réew mi ku yaakaar ne mën nga koo taal da ngay nax sa bopp te képp ku jug pour taal réew mi yàlla dana la weer comme géej te Ousmane Sonko commencé na weeroo parce que xalifa général yëpp léegi comprendre nañ kilifa diine ñoom ñëpp léegi comprendre nañ dégg ngeen discours xalifa yëpp yu Sénégal yëpp ci Korité gi dégg ngeen ñoom ñëpp ci kaw Ousmane Sonko lañ dal ñoom nag robeelu Ousmane Sonko yi nag ñu ngi saaga xalifa général yëpp ñu ngi daggal sëriñ si di leen saaga naan waruñu woon a wax Ousmane Sonko lii nangam ndayam ñoom nii waaye garaawul ñun xam nañ ne bés bu ngeen amee doole da ngeen takk xalifa général da ngeen leen di takk ñun xam nañ loolu xam nañ ne bés bu ngeen amee doole ci réew mi moom xam naa ne sëriñ bu lappi moom ngeen reyu loolu moom xam nañ ko parce que amagu leen doole lu sëriñ si wax ngeen saaga leen dal seen kaw wax leen lu nekk loolu dootul jàllati man maa ko wax man bëgg bàyyi bañ kat te nañ continuer di xeex maa ngi woon ak bépp patriote bépp jeune boo xam ne gëm nga Sénégal bëgg nga jàmmi Sénégal maa ngi lay woo ci combat bi ngeen ñëw ñu coalition bokk ndey bokk bàyyi ñi dénoncé gars yi parce que gars yi dañ leen war a dénoncé waruñ leen xaar ñu yore réew mi ba pare musiba soog di ñu dal ñu toogaan fii naan diw waxoon na ko loolu bala ñu ciy yegg ñu taxaw dénoncé leen dañ leen war a démasqué man saaga xoxalatuma tiit menace de mort xoxaluma man wax leen lu leen neex mais danaa yee ndaw ñi moom seen manipulation yi danaa ko teg ci table bi leeral ko parce que ay fenkat ngeen da ngeen di manipuler nit ñi rek ngeen fi nekkee ay wal fajiri di leen jàppale loolu rek ngeen fi nekkee barke rasulullaay one love bëgg bàyyi bañkat la activiste gëm Sénégal bëgg Sénégal xeex ngir si intérêt Sénégal amul kenn ñun xoolal kenn mënu ñoo jënd intérêt Sénégal moo tax ñuy xeex te Sénégal googu noonu danañ taxaw di ko xeexal ba keroog suñu dernier dret di wadd ci kaw suuf di ci des barke alxuraani karim duñ mos a dellu ginnaaw kenn mënuñu xoxatal